Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Bienvenue sur Feeling Dakar. Tey nag dama contente. Je suis très contente. J'ai le plaisir de recevoir ma grande sœur. sama mbokk taalibe. bëgg sëñ Fall. su ma nee toj kaani pàccal limon wax ay jal-jali lëmbar bu tar biir Sénégal seen xel fu muy dem si Ngoné Ndiaye. tey nag daf ma accueillir fii si biir Paris këram. dama ñëw pour waxtaan ak moom. Ngoné na nga def. mais nam la nag fem nam la lool nag Mbaye. di la ziar bu wér a wér. di kontaan aussi ci invitation bi ak déplacement bi surtout. mais ginnaaw loolu maa ngi sant yàlla bu baax. di julli ci Seydina Mohamed sang yi. di yeesal sama njëbbal saa su nekk ci Serigne Touba ak waa këram. ak Serigne Fall sama wasila sama buntu ci kër Serigne Touba. di nuyu kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp di nuyu nag àdduna laay wax maa ngi nuyu ñëpp di nuyu fans yi di nuyu àdduna daal di nuyu waa Sénégal sama dëkk. dëgg la en tout cas ñun on est très content d'être là. Moi je suis très contente d'être ici avec mon équipe Feeling Dakar. donc Ngoné dama lay laaj rek yow sa teewaay fii biir Paris. depuis Bercy bi jeex. artistes yi ñibbi nañ. da nga ñëw toog pour faatu. wala dafa am lu bees loo xamante ni danga koy def en silence. di ko préparer sa partie. parce que toogaay bi moom laa bëgg xam lu ko waral. waaw Fatou man dafa mel ni yàgg naa ñëw Bercy kon ñu tax ay Bercy yu bari macha allah mais Bercy bi aussi daf cee gën a ñor parce que kadaan Bercy mi Pape Diouf dafa jël téléphone am wax dëgg yàlla woo ma téléphone. Ngoné dama laa invité loolu dafa rëy ci man parce que nit ku nekk sa nawle sa gaynde la wax dëgg yàlla ma ñëw ak yéene ñëw ak xol te noonu mu def ak man macha allah beneen artiste bu ko def ak man noonu lay defee ak moom wax dëgg yàlla loolu moo waraloon sama teew mais nag yow xam nga ni man Paris laa dëkk presque parce que sama rakk a ngi fii te dama daan ñëw Paris su dara xewul ñoo def sama 3 mois sama 2 mois lijjanti samay business nekk studio lijjanti yu bari seeti samay rakk parce que dama fi am ay rakk tamit yu jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi fii ku ci mel ni na fi Diagne Jamila Kane donc noonu laa koy jàppoo des fois daal su ma bëggee am lu may lijjanti damay ñëw Paris. waaw kon Paris nag moom vraiment sama dëkk la. Ngoné noonu lañ dee Bercy bi. waaw bànneex ak mbégte ak di féliciter Pape di ko ñaanal yàlla. ak keneen ku dul moom ku woote Bercy ak lépp loo woote ci biir Europe bi muy fépp yàlla na ci yàlla def ndam parce que ñun ndam rek ñoo mu jig wax dëgg yàlla. foofu laay ñëw sax. parce que nag damay jàkkaarloog yow. yaay bañ si waxu Pape Diouf bi. yaay bañ léegi Pape Diouf daf la woo. téléphone. invité le Bercy. mais dafa am loolu dafa indi coow au fait. dama si dégg ay écho yu bëri. ñu ne Pape Diouf yow daf la bëgg a def arme de guerre. est-ce que d'accord nga ci loolu. non loolu man dama ci d'accord man dama ci d'accord parce que àdduna yëpp xam nañ sama fulla àdduna yëpp xam nañ sama man xam nañ sama dignité xam nañ sama personnalité xam nañ sama fulla bu toll ci ne du ma nangu kenn ku may def arme de guerre question de nawle la ak nawleem te ku nekk sa nawle sa gaynde la te képp ku la wax dëgg yàlla invité la soo mënee ñëw da ngay ñëw. waaw mais nee nañ invitation boobu au fait dafa am lu ko rax. parce que Pape Diouf. dafay guerre ak Wally nañ ko wax tëggee. léegi nag moom le fait que Ndiolé dem ànd ak Wally yow mu ñëw jël la pour utiliser la. pour def benn yow buñ nee Ndiolé. ne Ngoné Ndiaye si showbiz bi yow Ndiolé mooy sa rival direct nañ ko wax tëggee. ci li nga foog. voilà léegi pourquoi yow ngay nangu Pape Diouf di la utiliser. en tant que baax pour teg benn rivalité moom ak Wally mu lay utiliser yow. pour xeex ak Wally. Pape Diouf suma nawle la comme ni ma la ko waxee léegi. te ku nekk sa nawle sa gaynde la li ma la wax léegi rek dafa jël téléphone am ni mu ko defalee yeneen artistes yëpp. non defal ko yeneen artistes yëpp parce que moom ak Titi ñoo bokk benn maison de production. Pape Diouf woowul Titi. pourquoi en tant que yow. xam nga yaa ngi bëgg a dugg ci benn affaire bi nga xamante ne suñu ko xoolee ba ci biir Ngoné Ndiaye yoonam nekk ci parce que man dama nekk benn nit nga xam ne dama réservé wu lu ma doonul dara doon ma ci dara la preuve presque yaa ngi ci showbiz bi gis nga ni Ngoné Ndiaye lu mu ko dugal dugg ci donc loolu dafay mal placé pour wax ci. kooku peut-être Pape Diouf la ak ñoom mais man li nga xamante ne moom ma liyee man ak Pape Diouf laa wax dafa jël téléphone am invité ma damay daal di ñëw te encore dama dégg nga wax ñu lay utiliser comme arme de guerre man kenn du ma utiliser comme arme de guerre parce que du ma ko nangu ndax am naa fulla boobu am naa fayda boobu
te Wally kuy jël arme de guerre di ko utiliser doo jaar ci man pour dem ci moom parce que nag Pape Diouf sama nawle la di sam ñu bokk askanu ngéwél mais Wally sama deret la parce que ni ma la mën a waxee ne sama deret la mooy que ni Rouba Diop moo jur maamam Nogay mi jur coon comprendre Ablaye Diop moo jur sama yaay mu jur ma comprendre ñu bokk benn baay kon Wally man bàjjanam laa xaw ma jaamam laa donc man kenn du nekk arme de guerre di ko jaare ci Ngoné Ndiaye pour Wally. dama bëggoon rek nga leeralal nit ñi seetaan parce que coow li moo xaw a bëri. non man nag dugguma ci détail boobu wax dëgg yàlla man nit ñi ba ñu demee ba xam Ngoné Ndiaye xam na ni Ngoné Ndiaye dugg ci boobu détail yow gisoo ma concert yu bari gisoo ma ci yu bari parce que dama am maanu bokk naa ci artistes yi nga xamante ni du ma dégg rek dem danga may woo téléphone ba ci ngénte ba ci mariage lu mu mënti doon lu ma la jege soo xewlee sama wol du ma ñëw samay sœur dañ may woo ñu ngi nii Paris la nekk dañ may woo Ngoné del dem man ne man tàmm ma dem fu ma wooyeewul donc Ngoné Ndiaye du ko ni utiliser comme arme de guerre. non non bi ko yore woon suñu bés di wis ci seen pignon loolu lan la. mais xam nga man boromi affaire la comme ni ma ko mën a yemale donc ñun dañu nekk ñu Aminda Ami Tour Samp Bamba bi nga xam ne moom lay liggéeyal xam na loolu parce que moom sama ménagère la nekk na sama ménagère presque 4 ans ànd nañ fu nekk donc moom xam na loolu ñun dañu yor ay ndaa yor ay xàmb yor ay guy comprendre nga di def suñuy baax te ñun dañu am réalité donc ñun fépp fu mu mënti dem dañuy neexal suñuy xàmb tànk ci suñuy ndaa ànd ak moom def suñuy ñaan donc daje bu mel noonu ku mu ci mënti doon ku nekk man de bu fekkee ni ci lu ma boole la su may dem dinaa wut muslaay ndax ñun ay sénégalais lañ te duñu am ay réalité dinaa wut muslaay wis def jàmm ak salaam man lu indi jàmm ak salaam kese moo ma yëkkati ak xéewal ak saawaan baawaan barke si fa. mais boo ne kañ lañ laa dégg nag. waaw c'est normal duma mës a jël retraite xam nga dama nekk ci xolu nit ñi te damay daw ci veenu gars yi duma mës a jël retraite donc maa ngi ci parce que depuis la dooy xool depuis 4 ans 5 ans defuma dara dama xawoon na nag ci sama wér-gu-yaram bopp donc wax dëgg yàlla avant tout la santé donc ci loolu laa nekkoon wax dëgg yàlla mais macha allah maa ngi sant yàlla bu baax a baax dinaa commencé waat la sama gars yi bëggoon rek ma laa ciy delloowaat. Ngoné yow yaa ngi woon si Bercy bi dafa indi coow nit ñi naan Bercy bi fees na feesul te dañ ne nettali nag si làmmiñu borom la dàkkee yow mi fa nekkoon ban bilan ngay apporter Sénégalais yi si Bercy Pape Diouf bi. waaw fem li ma la mën a wax mooy que ni sant yàlla encore di féliciter suma frère Pape Diouf di ko ñaanal yàlla ci réussite bi mu am macha allah ak keneen ku dul moom keneen ku ñëw Bercy yal na la yàlla may ndam loolu ndax loolu fierté Sénégal la ndax doomu Sénégal moo ñëwoon macha allah ñëw taxawal suñu drapeau kon ñëpp a ko war a jàppale muy moom di Wally Seck di Mapenda Seck di ku mu mënti doon ku nekk ku ñëw Bercy te nga xam ne Bercy du salle bu ndaw Bercy du yëfi xale du lu ndaw soo fi ñëwee di sénégalais yépp ñoo la war a jàppale ñoo la war a soutenir dooleel la nga am ndam donc man maa ngi koy féliciter en tant que sœur encore di ñaanal yàlla keneen ku mu mën a doon quoi dafa mel ni ñoom Sidi Diop ñoom Tarba Mbaye parce que dañuy faral di wax olof day faral di wax ni borom bitigu mbagg boo xar xolam magasin nga ci fekk ku ci doon ku nekk ci ñoom tey bëgg naa ñëw Bercy ñu leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp ñëw te ku ci ñëw rek am ci réussite totale waaw mooy loolu daal. macha allah. léegi Ngoné dañuy tëj parenthèse Bercy. ñu ñëw si showbiz bi. rivalité bi nekk seen diggante yéen artistes yu jigéen ñi lan moo ko waral wax ñu si sa point de vue la si laaj. non man xam nga nag man dama mën a gis rivalité parce que man daal sama coin laa def man naa jéeg ba ci rukk bi laa def rek ni parti dëgg yàlla yu bari daal du ma ci participer du ma naa fekk nag ndax man nitu dëgg laa du ci ñàkk mais pour man nit ku nekk war ngaa xool li lay jëmale kanam nga teg ci sa tànk parce que defe naa loolu amul solo peu de parole daal waaw wax ju néew te liggéey moo solo. temps yi dama la déggoon ci benn rajo ngay animé ay yëf affaire fen parce que buñu nee fen ne cuuraay ne gongo ne jaljali xelu sénégalais yëpp ak sénégalais yi dañuy dem ci Ngoné Ndiaye dangay joxe tamit mun nañu sax yow conseillère nga matrimonial lañ koy wax xaw ma affaire u sëy mais Ngoné xale jigéen ñi de nee nañ Ngoné dafay conseiller ci wàllu sëy mais Ngoné lu war a yow ngay nekk conseiller ci wàllu sëy te yow
chaque jour ñu ngi lay dégg si sëy yi yaa ngi ñu ngi lay konteel ay sëy lu waral loolu au fait xanaa conseil yi ngay jox xale yu jigéen yow doo ko appliquer. non fen dafa neex nag waaw. question internet yi ñoo ma ko jox. rek dama ma laajal la. am na raison parce que nit ki bu fekkente ni da nga gis lu la jaaxal ci nit surtout ku siiw am nga droit laaj ko. donc dinaa la nangul li nga xam te ne wax dëgg yàlla musuma ko nangul kenn ko bay laaj. parce que man doo interview man doo bëggee dugg ci sama vie privée damay bañ musuma ci nangu wax parce que toujours damay wax ni ki gën a manqué ci àdduna tam matali mooy ki nga xam ne day étaler vie privée ci presse et man bokk ma ci loolu. waaye pour tey ma xaw a tijji tuuti sa bopp ak sa mbokk internet yooyu mooy que ni docteur du feebar docteur day feebar non waaw day feebar laa bëgg a wax. donc sëykat amul jëkkër ki dàkk sëy amul sens sëy loolu xóot nag laa lay wax dégg la laaj. d'accord ba tëjal ñu yàq bi sama mbokk xale jigéen yi nga xamante ni comprendre ñu wala bu xóot yooyu tëjal leen yàq bi ñu xam li nga bëgg a wax exactement. sëykat du am jëkkër c'est-à-dire dafa am jigéen ñi nga xam ne yàlla mu leen bindewul sens pour sëy dañoo dàkk sëy ci àdduna te am na ci góor ñi nga xamante ne dañuy bàyyi chaque jour pour ay ni jabar ñi nga xamante ni fu mu romb ñu ne jabaru diw dem di topp ci li nga xamante ni ku ko fekk yedd ko te sëy dafa xóot ba nga xam ne c'est sacré du lépp lañ ci wax te defe naa ku dem ba taamu sëy ci man jigéenu sëy laa man dama bëgg sëy léegi samay xarit dañ may wax naa ma Ngoné dee jéemal yi ma ne noonu man sëy laa xam parce que man je suis programmé pour sëy mais li ma gën a peut-être moom laa amagul te man dama nekk benn jigéen bi nga xamante ni du ma ragal toog naa télé bu nekk wax ko toog naa rajo bu nekk wax ko ñi may sëyal ñu ngi dund kenn génn ci àdduna ñu ngi dund te dañ koy confirmer barke Serigne Touba Mbacke képp ku ma sëyal suma jàkkaarloo yow soo ma xoolee ma xool la ndax dinaa sëy yow ci muñ dinaa la muñal sonalu ma góor man Ngoné Ndiaye Guèweul laaju mën a dërëm loo am ñu bokk ko ci yiw mais dafa am nag yu may bañ te kooku nag ci sa fulla bopp la ndax mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. jigéen ñi tey ji bari na ci ñi nga xamante ne ñi ngi sëy di muñ lenn li nga xamante ni biir néegu sëy moo leen di yóbbee yenn feebar yu bon yi moo leen di yóbbee yenn naqar yu bon yi et loolu baaxul man nag béy laa kenn du ma leen di ronda du ma dee ci ronda Ngoné dafa pànk est-ce que loolu waralul divorce yu non Ngoné dafa pànk fayam gisu ko may soog kenn non bul ma ragal nag aw ma benn problème nit ku dal la nit ku modeste la nit ku bari kersa la sax te xamoo ko donc dama nekk nit ki nga xam dafa dama am nag lu may bañ loolu moom du ma ragal a toog ci benn télé wala benn presse ko wax bëgguma ku ma bëtt ndax du ma bëtt kenn tey li ma lay mag am na fu ma yem ak yow li ma lay mag xam naa respect te nit ki àdduna fondement mooy respect du jóge ci doomu aadama dara desatu ci te man noonu laay doxee ak doomu aadama xale bu tuuti mën na ma bàyyi fii mais ci kaw respect donc Ngoné dafa pànk ma mënuma nekk taalibe Serigne Fall mu des sama xol ba pare may pànk dama am lu may bañ rek. boo amoon conseil booy jox suñu mbokk jigéen nga xam ne ci biir néegu sëy yi wala ñi nga xamante ne ñu ngi jublu bëgg a dem ci néegu sëy yi ban conseil lay doon bu précis bu gàtt. waaw li ma lay mën a wax rek ni mooy jafeel néegu sëy moom kooku dama ko maîtriser comme ni may wax ne nga daan may konteel mais ci biir compte bi noonu wax dëgg yàlla su ma sañoon man ku ma xam ak ni ma bëggee sëy su ma sañoon damay am jëkkër ji nga xamante ni moom may suul mais li ñu wax rek ni jàmm ak pexem yàlla ak dogalam du ci man nag du ci man mën naa sëy bëgg naa sëy mën naa muñ mais peut-être yàlla dajeegul ma sama kuy kon ni ko olof di waxee donc sant yàlla daal li gën ci man yàlla na ko yàlla def mais yooyu du mën a ñàkk xam nga ni yaay nag jéeg la yow tamit. am naa ay écho comme instant bi tonton Bakay bi ngi si côté bi. non loolu dafa non kooku jéere Ngoné ndaat. sama internet yi ñoo koy non kooku ñoo bokk ndaat. kooku ñoo bokk maam. et mu nekk ku baax jabaram Mbaye nekk ku baax doomam Modou Mbaye nekk ku baax man ni ma ñëpp di tooñi noonu damay tooñi moo tax ma dajeeg moom même Mbaye jabaram day toog naan ko noonu damay jël Bakay kaf la rek. mais Bakay ñun ñaan sëkk ñu dara wax dëgg yàlla Mbaye jéeri Ngoné lu dul muy sama nijaay di nit ku baax ku ma bëgg ma fonk ko lool na mais sëkk ñu dara wax dëgg yàlla bàkk suñu fàll. waaw boo ko waxee rek ba gëm ko. voilà dëgg la léegi lan mooy sa projet sur le court terme actuellement. gën a sa projet yi gën a gàtt rek fi nga jëm nii. waaw sama projet yi gën a gàtt pour l'instant du lenn lu dul rek foddataat jógaat parce que showbiz nag yombul ci côté financement yombul ci staff yombul ci dara
jéem a xool parce que tamit nañuy bàyyi ñun suñu mbokk artistes yi suñu dékkalee micro nga sagu non di nga sagu parce que nit ku nekk sa sag nga am mais ñun showbiz bi ñu nekk nii soo xoolee tey jii ñu bari taxaw mooy que ni amuñu ku ñu jàppale amuñu ñu nekk suñu ginnaaw vraiment amuñu ñu nekk suñu ginnaaw man de may demande li ma jot a def ku si néew ba nu xam ma sax may demande léeg-léeg du ma ko nëbba parce que man dama nekk nitu dëgg bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ku ma laajte man damay wax li nga xamante ni moom laa sentir moom laa gëm aar bi li tax mënul dem mooy que ni ñun ay jigéen yi neen leen ku ci man ni man jigéenu neen la awma ku ma jàppale te su ma bëggee def comme samay morom bëgguma lebi banque ñu may jàpp dëgg gay fi nekk comprendre nga da ngay obligé dem di jaay say jaara or parce que di nga am kersa ana Ngoné Ndiaye fu mu nekk te ko xam studio journée 100 000 francs wala 200 000 francs nga fay say artiste musiciens yi bu ci nekk personne seul nga fay ko ba pare lekkam ci jour boobu yow la doo fa defee 10 jours ñaata ngay fay ay millions yi bari lan donc soo ko amul la ngay def donc amuñu ñu jàppale man de awma ku ma jàppale ba ma tàmbalee ba léegi man Ngoné Ndiaye bon maa ngi est-ce que producteur mais àdduna yëpp a seetaan mais est-ce que producteur amati na loolu mooy question bi amatul parce que li ngay def rafet na macha allah. qui sait. voilà qui sait mais àdduna xam nga lan moo ci nekk feeb kenn mënul ku ñu jàppale moo am. toujours du sutantee dañ koo jël. donc ñun bëgg na ku ñu jàppale. waaw bëgg nañ ku ñu jàppale ku nekk suñu ginnaaw comprendre ku ñuy jàppale ñuy génn di produire comme ñëpp comprendre di def suñu playback suñuy prestation comprendre di génn di def suñu pourquoi pas comprendre du fekkee ni festival dafa am. nga jël benn 15 minutes bi nga xam ne danga ne Ngoné Ndiaye même bu fekkee ne joué ma en live ñu ne Ngoné Ndiaye mooy joué benn prestation playback comprendre nga mais loolu amul ci ñun nag sincèrement am na xëy beneen côté mais Ngoné Ndiaye moom amul ci moom barke Sëñ Fallu. yow yàgg ba ci kanam wala. non léegi nag ma ñibbi incha allah mais xam nga dama namoon Paris il faut nag ma ñëw nemmee quoi Paris man xam nga moom dama bëgg Paris loolu sama problème. En tout cas ça a été un plaisir pour moi. voilà kontaan naa trop si li mu recevoir fii. kontaan naa trop si waxtaan bi donc dama lay bàyyi rek nga wax sa dernier mot. ba tàggatoo ak sa fans yi. waaw di santaat yàlla bu baax rek na ma ko tàmbalee woon rek noonu laay def di gërëm nag. di gërëm ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñu ma jàppale lan ñu ma jege lan ñu bëggul benn yoon sama defet ñi nga xamante ni heure bu nekk wax dëgg yàlla lu nekk sama naqar seen naqar la lu nekk sama bànneex seen bànneex la ku ci mel ni Salamata Taal moom bëgg ko sax waaye ku lay defal lu baax danga koy wax ndax koo xamul noo koy def nam la defa tax wax dëgg yàlla samay xarit yépp mais tam may remercier sama rakk ji nga xamante ni wax dëgg yàlla ba ma ko dalee fekk Paris dafa yàgg moom mu tudd Nafi Diagne wax dëgg yàlla nit ku nekk di naan côté bu nekk dafa am lan jàppal di xooma donc ak ba ma ko dalee fekk Paris ba léegi muy defanteeg man taraanga ku ci mel ni Jamila Kan wax dëgg yàlla dëgg du neex ndax nag yéen Paris ngeen dëkk xam ngeen lan mooy dëkku Paris te des fois damay ñëw man damaa texet léeg-léeg ma ñëw def sama 6 mois du ma gis ñu wax ma lu ñaaw mbaa ñu def ma lu ñaaw tama damaa naqaree nekkal ndax damay seetlu doomu aadama mais su ma fi ñëwee wax dëgg yàlla damay bàyyi sama néegu bopp sax laa fi am fépp fu nu mënti nekk sama néegu bopp laa fa am may lekkandoo di naanandoo laaj ñu ma looy fay laaj ñu ma looy naan lu dul dan may naxtaan bëgg ñu lu ma naqari donc ku lay defal loolu fii ci Paris ak dëkku Paris ni mu mettee war nga koo delloo njukkal ba àdduna yépp dégg ko donc ñoom dama leen di remercier ñoom ñoo tax sama fit demul ci Paris ñoom ñoo tax su ma ñëwee Paris li jënti samay business takk samay xam nga samay oñoñoo yooyu noonu xam nga dem sama xel mu dal quoi donc sant yàlla quoi sant yàlla may ñu ko may ko sa fan non xam nga lëmbal gi moom fi mu toll nii moom da nga koy kale parce que am lëmbal mais ñu ngi naan ma léegi sukk bi ngay sukk da nga ko war a bàyyi parce que lu neex dafa am ci bés bi lu neex lay xam ne kenn mu ko comprendre xam nga damaa tàmm dama defee ambiance ba nit ñu yuuxu dama ciy boole fenn daal di sukk naka laa sukk nag mënutuma jógaat baakat ni ma Ngoné new naa nga bàyyi sukk mu ne ko may ma loxo mu ne ma fexee la jóg mu ne ko public bi may xool mais sant yàlla exactement sant yàlla en tout cas ça a été un plaisir. merci beaucoup Ngoné. kontaan naa nag Femme maa la gën a kontaan sama doom nga sama lépp nga di remercier nag suma frère ma tëjee ko rek xam naa sa tàggoo woon naa mais nu koy xëy ci nu mu xar-xar xorom xaj na ci Bamba maa ngi koy sant Bamba Style maa ngi koy sant borom Feeling Dakar di la wax nag tuuti ci moom lu ma xam ci moom ku gëm boppam ku am jom ku am fulla ku am fayda waaw ku déparé li nga xam ne déparé wul dara mais jom ak fulla ak gëm boppam sax moo ko indi fii
di ko ñaanal yàlla yow suma frère nga suma xarit nga lépp la sumb yàlla nga ci am ndam. ci barke Sëñ Fall ci barke Baye Niass. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de recevoir Ngoné Ndiaye dans Feeling Dakar et Feeling Dakar TV. À bientôt. Bye.